mal di ngeen ci dégg ki nga xamante ne moom mooy directeur bu école du parti bu Rewmi di Yankoba Seydi naka noonu tamit ca Kaolack ab unité de traitement boo xamante ne dafa ñëm ci wàllu gerte gi moom la ñu rek daal di song mu mel ni nag lu toll ci 20 millions ci sunu ay koppa daal di nañ ko fa rek jël ba tax na nag mu mel ni cong la yoo xamante ne tax na ba nit ñi ñu ngi am xel ñaar ci lu ñeel wàllub kaaraange chinois yi naka noonu opérateur étranger yi nekkee ci boobu les localités dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo ci sunu ay xibaar naka noonu nag ñaareelu pàccu xibaar yi muy tàggat yaram ak Soxna Fall toftal ca nag li yëglekaay yi daal di xëyee ni ki tey ji ànd ceeg El Hadj Ahmed Aïdara nees tuuti ñu dikk ak yéen ci yaatal bi. jërë ngeen jëf mbokk yi safo seetaan télévision Sen TV na ma leen ko waxee rek ci boppu xibaar yi lu toll nag ci 20 millions ci sunu ay koppar rek la ñu daal di jël ci ab cong boo xamante ne am na fële ci unité de traitement bu ñeel wàllu gerte gi nekk ci fi nga xamante ne moo di Sangil nekk ca département bu Kaolack mu mel ni tamit benn doomu aadama jëlee na ci ay gaañu mu nekk ñaareelu cong yoo xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ginnaaw gu bu xel comme Birame nga xamante ne tamit foofu fu mu toll nii xel ñaar am na ci kaaraange ñi leen di chinois yi naka noonu yenn ci opérateurs yi nga xamante ne ñoo nekkee ci gox boobu du ñu def lu dul rek teewlu ci ki nga xamante ne moom moo di Pape Dieng di directeur bu usine boobu nga xamante ne victime la ci wàll wi dinañ ko dégg ci sunu yeneen i jotaayu xibaar naka noonu nag gis nañ ne sax njiitu réew mi Macky Sall tamit daal di na naqarlu rek ci li nga xamante ne moom moo di cong yu ñuy def ci ñi leen di chinois yi. mu nekk nag ñaareelu yoon depuis ba ñu dooree li nga xamante ne moom moo ñeel ci wàllu commercialisation bu gerte gi fii ci mim réew ñu daal di nag addu ci li nga xamante ne moom moo ñeel wàllum politique dégg nañ nag kaddu yi nga xamante ne analyste politique bi di Cheikh Yérim Seck daal di na ko yëkkati jëmale ko nag ci ab combine bëre boo xamante ne mu ngi bëgg a am ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck mu mel ni nag kaddu yooyu waa parti réew mi daal dinañu ko weddi ba mu set wecc ndax ki nga xamante ne nag moom moo di rek directeur bu école du parti di Yankoba Seydi daal dina addu ci mbir mi jàpp na ne Idrissa Seck laalewul benn yoon ci li nga xamante ne moom moo ñeel ci wàllu commune bëre bi ñu bëgg a wax ngir rek kuy wuutu njiitu réew mi ci élection yi ñu dëgmal la mu jàpp moom moomee di Yankoba Seydi moom moo di rek dañoo bëgg rek xadamal derub ki nga xamante ne moom moo di seenam njiit di Idrissa Seck ci régime bi nga xamante ne moo gën a bon ci régime yi am fii ci Sénégal depuis nag indépendance yi ba tey ji ñu teewlu ko ci jokkoom ak Safiatou Ndiaye Ba. buy président de la république ak yeneen xeetu pouvoir li ko mën a jox doomu aadama ci mim réew mooy la voix des urnes ñun loolu la ñu mës a gëm mais ay baara yëgoog yooyu ay di musuñ cee nekk damay fàttali ni Idrissa Seck loolu bu ko bëggoon def mënoon na ko def ci bi fi Wade nekkoon jiit ci bi fi Diouf nekkoon jiit defu ko nit ñi dañuy fàtte ni Idrissa Seck bàyyi na wax ci surtout jëmale ko ci critiquer Macky Sall depuis le 23 décembre 2018 Idrissa Seck waxam leer na ci question boobu baara yëgoo amu fi woon amul tey te demee du fi am loolu dama bëgg sénégalais xam li nga xam ne moo tax ñu koy wax mooy Macky Sall dafa lajj ci gestion la plus catastrophique maanaam gestion bu gën a bon ci bi Sénégal amee boppam ak léegi gestion nguuru Macky Sall loolu leer na léegi nag ñoom dañu bëgg tout le temps ñu am ay contre-feu dañu bëgg nit ñi fàtte mbirum pétrole ba nga xam ne mi ngi nii ne fang ba tey ñu ngi bëgg nit ñi fàtte mais milliards yi ñu détourné secteurs yu bëri yoo xam ne ni chaque jour ñu di ko gis nit ñi di ko gis ba pare ñu bëgg nit ñi fàtte ko loolu duñ ko fàtte. ñu desandi ba tey ci wàllum politique waaye bi la yoon Guinguinéo la ñu jëm mu mel ni gox ba fu mu toll nii nag amuñu benn ay infrastructure mu jàpp nañ ne nag fu mu toll nii dëkk ba dafa rek sonn lool du samay kaddu yi Bamba Cissé la daal di dëkk foofu ca gox ga di ab responsable ci li ñeel wàllub convergence des citoyens ba yeewoo ca Guinguinéo moom nag jàpp na faw nguur gi nag daal di jukk indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la dëkk ba di jànkonteel ñu teewlu ko ci jàppandalu Fara Diassé
Guinguinéo ville propre liñ ci juble rek mooy setal Guinguinéo comme ni ngeen ko gisee rek ñun ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk bi ñun ñoo mën a jàppaloo boole suñu doole pour defar ko état dafa xaw a seetaan dëkk bi ñenn ñi ngi laam-laamee ne amaana li fi APR minoritaire moom moo waral loolu mais li am solo rek mooy même bu fekkoon état mi ngi ciy dugal loxoom tamit population bi daf di yoon ñu dugal ci seen loxo parce que ñoom ñoo xam liñ bëgg ñoom ñoo mën a yóbbu seen bopp fi ñu bëgg a àgg mairie bi malgré effort yi mën di def day xaw a limité dès lors que budget am demeewul noonu problème mu santé bi mi ngi taxaw parce que district bi ñu fi yor district bu ndaw la bon te locaux yi dafa vétus matériel bi manqué fi sport bi ak épanouissement jeunesse bi jeunes yi amuñ stade nga dem Dakar suñu étudiants yi ñi ngi nekk dans des conditions très difficiles yooyu yëpp di ay problèmes yoo xam ne daf ñu interpeller ñun en tant que population de Guinguinéo. ñu daal di jëm ca Ngadiaga nekk ca commune bu Notto Gouye Diama nekk ca département bu Thiès askan wa nag ca mbedd ma rek la ñu daal di génn béjj la leen naqari mu mel ni ñoom la ñuy sàkk rek moom mooy dundin bu mucc ayib jàpp nañ ne nag foofu nga xamante ne moo di Ngadiaga dafa am ab teen boo xamante ne ay gaz fa nekk te ñu koy exploité ñi ci ëpp di waa Petrosen waaye nag ñoom ñoo di askan wa yeewoo foofu amul benn yoon loo xamante ne mbir yi indi na leen ko ci wàllu koppar ak yu nu mel ñoom sax nee nañ dañoo télé ngir am li le di ab ndox mu sell ñu teewlu ci kii le di Bara Diouf moom moo nekk coordonnateur bu collectif du développement de Ngadiaga ci li nga xamante ne moom moo ñeel jafe-jafe yi ñuy jànkonteel la. tey ñoo amoon nakar ci lan ak suñu société yi ñu dëkkal ki ci jiitu moo di Petrosen ak Forteza ñoo fi nekk ñoo ngi installé woon depuis 1996 ñoo ngi commencé seen production en 2001 février 2001 te booba ba tey mënuñu ñoo defal dara du ndox du hôpital du tali yu baax tey la ñu yaakaar mbay moo ñuy dundal te bu ñu xoolee instant bi ndox sax bu ñu roosee mënatuñ koo am sunu nab bi moo ngi gën di sori ñu ngi gas léegi ay mètre te duñu gis ndox boo demee si beñ bi gas na plusieurs forages mënuñoo am ndox pour arroser loolu nag metti na si ñun trop booba ba tey nag ñu ngi joytu kenn déglu wuñu ñëw nañ si ñoo wax ak ñoom dégguñu dem nañ seen chef bi nekk Dakar waxtaan na noonu ñoom yóbbu leen fa sunu lettre décharge bi moo ngi nii jël nañ sunu lettre mais mënuñu noo faale monsieur Macky Sall ñu wax ak moom bu mu nekkee directeur général fanaan na Ngadiaga ay maintes fois fii nii la dëkkoon xam na Ngadiaga bu baax dañu jàppale si ndox moom la ñu bëgg lii ñu nekk nag ñaanuñu ko saraxewul leen doon ñetti teen gaz moo ngi fi si Ngadiaga ñoo ngi doon produire 280 000 mètres cubes par jour 248 000 mètres cubes par jour booba 3 puits lañ ci amoon léegi nag plus de 10 puits moo ngi fi te ba tey ni mënunoo am njariñ leen wan nii rek ni leen ñun am na fu mu toll si Ngadiaga leen gëm mais boo ñu fatal ñu ñëpp yëpp ñu tàmbali ñu daal di àddu nag ci liggéey yi nga xamante ne moom moo ñeeloon yaatal rek yoon bi di bu ñaay bi te ñu lancé woon ko ci atum 2016 te waroon ko joxe ci diirum ñaari at ba tey ji furaax daal di xëddeen nag amul dara loo xamante ne ñenn ci boobule liggéey te ñu door ko mu mel ni nag askan way yeewoo ca yëmbal daal di nañoo mer ba futu nag ci mbir yooyu lee ba tax na nag ñu ngi sàkku ngir ñu daal di indi ay saafara ci mbir moomu ndax nag dañoo bëgg a tojit seeni ay kër moo waral nag ay waxtaan ñu ngi koy dox ngir rek indi ay saafara ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci Modou Mbène Diop di ab responsable politique nga xamante ne nag moo nekkoon parrain bu final bu zone 8 bu yëmbal ñu teewlu ko ci njàppandalu Nanko Bakayoko. projet bi ku ne xam ne ren année bu difficile la woon parce que dañu nekkoon année boo xam ne au début année bi dañu amoon campagne électorale ku ne xam campagne xam temps bi mu jël budget bi yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir yoo xam ne tey boo xoolee tali bi jóge na Malika ba benn barak ñëw na ba dugg yëmbal nord xëy na nag comme li ma wax rek yëmbal dafa nekk village boo xam ne dëkk la village la tey du loo xam ne ay famille ñoo ko nekk njóobeen yeneen yoo xam ne tey ji bokkul ak ki nga xam ne dama ñëw rek fekk un assuré moom kese këram nga dindi ko noonu mais yëmbal dafa nekk nag dëkku kisaan la du dëgg ñoom seen bopp waa Ageroute ñëw nañ waxtaan ak waa dëkk bi chef de village def nañ ay réunion yoo xam ne pour waxtaan xool noo xam ne dañuy bëgg balaa ñu toj kenn këram ñu fay sa xaalis pare. ñu daal di àddu ci wàllum wér-gu-yaram ak association bi nga xamante ne dafay dimbali tout tànk yi nga xamante ne dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ñoom nag la ñuy sàkk moo di rek ñu daal di ñoŋal la nga xamante ne moom moo ñeel koppar yi ñu leen di jox ngir rek ñu gën a mën a aar ñi nga xamante ne ñoo di tout tànk yi loru ci feebar bi di sida nga xamante ne fu mu toll nii seen i ay wayjur dañoo tamit ñàkk seen bakken mu mel ni nag ci ab cérémonie boo xamante ne moo ñeel ci wàllub dimbali ay tout tànk ci
bu ñuy jàng ci l'école yi lañ ko xamle ñu teewlu ci ki nga xamante ne moom moo di Alassane Balde ci nettali gi. gunge waaye jàppale tout tànk yi nga xamante ni dañoo ñàkk seen i waajur gannaaw jàngoro bi di sida wala ñuy dund ak moom association bi nga xam ne li ko tax a jóg mooy jàppale ndaw yooyu le noppi nay taxaw ngir gën leen a jàppale ci wàllu googu jot na leen jox ay fournitures scolaires ngir rek gën a ñoŋal seen njàng occasion la woon it ci présidente bi ngir mu jooyanti ñàkkum koppar bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci fànn googule te lu ni mel tàmbale gàllankoor seen liggéey. accompagnement bi tam solo ndax ñu ci bare amatuñu yaay amatuñu pap seen maam la ñuy nekkandoo wala seen tante te yenn saa yi duñ leen di boddi ak di leen di joxoñ am na ñu ciy feebar aussi li ñu suñu gën a problème mooy dañuy feebar léegi amatuñu garab yu ñu leen jox yaa que les ARV yu disponible. ndimbal bu ni mel nag présidente bu réseau des personnes vivant avec VIH daat koy rafetlu. ay maanaam lot de fourniture yu am solo yu takku yoo xam ne si ay livre dictionnaire gis naa ko ci yu am solo la yoo xam ne si bu ko xale bi jotee à travers Tata Marie Cissé waajuram dina content parce que am na waajur yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. Primer les meilleurs élèves en vue de xool ñi nga xamante ni ñooy élèves yi nga xam ne dañuy jàng pour ñi nga xamante ni seen i morom lan mën a xool ci ñoom. situation bi nag duñ nekkulet ndax bii mooy ñeenteelu yoon muy amal lu ni mel te jàpp na nag du ci tegg tànkam benn yoon ngir rek jàppale tout tànk yooyu nga xamante ni ay orphelin lañu bawoo ci VIH sida. bi tëddee foofu mu mel ni nag ñenn ci Dakar yi ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci Dakar daal di nañu ko rafetlu waaye nag ña ca des it sàkku nañ ngir ñu teg ay mesures yoo xamante ne dinañ gunge mbir yi ndax nag Sénégal la mu baawoo moom moo di rek wax waaye nag la ca toftal di jëf yi dafay xaw a tege tembe ñu teewlu ci kile di Tidiane Diallo doxantu na ci mbedd Dakar yi si nettali gi. ñaari fan ginnaaw setal bu ñu organiser ci réew mi seetlu bi mooy suivi bi des na lu bëri ci quartier yi ñu jot a visiter mbalit mi bari na fa lool askan yi ñu dajanteel ci tali bi dañoo jàpp ne lii nekkul priorité askan wi. parce que benn jour nga yóg benn samedi setal dëkk bi way toute la population est là en train de le faire ça doit être chaque jour donc chaque jour pour mu am il faut le maximum de personnes qu'on va recruter ñu war a jël ci société ñi defar mbalit bi. ñooñu la ñu war a recruter le maximum beaucoup de personnes ñooñu la ñu war a recruter en pagaille ñu war a ba pare ñu fay leen jox leen. naa nit ñi di bale de mais damay am lu may wax ci yoo xam loolu parce que ñoom loolu njiitu réew mi warul woon sax tax nit ñi jóg di bale avant loolu ñoom dañ ko war na def. ñoom nag ñu ngi rafetlu initiative njiitu réew mi ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu teg ay mesures d'accompagnement. ay loi yooyu yëpp mais loi bu amee loi ba pare loi bi kenn du ko appliquer kii doomu diw la kii doomu nangam la quand même yooyu du ci loolu quand même du dem loi bu ngi fii même bu dee man sama pap sëriñ la mbaa sama pap ministre la mais loi bi bu ko defee dafa lay dal. nit ki da ngay civilisé d'abord ba pare waaw du question que ne président moo ñëw rek nañ def lii ñun ñëpp nañ ko def bu subaa ñu ba ko lii nii bu subaa ñu ba ko benn yoon la rek gouvernement bi nañu génn. pàcc bu njëkk bi daal dina buur ñu daal di rek ubbi beneen xët. mu mel ni nag tàggat yaram la ñuy ubbi daal di ci ànd ak nga xamante ne moom moo di Soxna Fall Soxna maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay Fatimata Diop. mbaa am nga weekend bu mucc ayib. macha allah ñun xam nga weekend yi ci stade yi la ñuy nekk ak ci terrain yi fu ne la ñuy nekk. alors ñu daal di tàmbale li nga xamante ne moom moo di rek wàllu tàggat yaram Dakar di déglu waa Hurghada maanaam noonu la. Hurghada mooy ville bi nga xamante ni si ci Égypte foofee la ñuy joxe ballon d'or bi nag ëllëg le 7 janvier Dakar ak Sénégal yëpp di leen daal di déglu ñi nga xam ne ñooy Dakar waa yi Sadio Ka xëy dajeel seen xel dal ci wàllu wu ni mel amul lenn loo xamante ni si rek mën na teggi ballon d'or bi ci kaw Sadio Mané ñu teewlu reportage bi mu ci amal. du question na man sénégalais la damay waxee cadre sénégalais quoi mais actuellement nii moom moo ko gën a mérité quoi. ndax ñoom ñi ay fans lañ wala dëgg rek la ñuy wax la ca wóor mooy ñëpp nee nañ Sadio Mané la ci bii les places su ndekikaay munu bi mooy Sadio Mané ballon d'or. Sadio rek waaw. peut-être moo jël li restant jël may bi de Angleterre su nekkul champion d'Europe bile nax na bett ñu bëri. fii rek la jëm ci incha allah buñ ñu sàccul triandé wuñu
te xooluñu ne parce que africain la ñun ñoo koy jël. macha allah man waaye kooku kii na bu yàgg mun na bu yàgg moo xam na ko sax xam na ni Ballon d'Or dafa leer. nga bëgg foot wala nga ñàkk koo bëgg performance yi Sadio Mané di amal rëccul benn yoon na peuple sénégalais bi. je regarde pas aussi tout le temps. du ma faral di seetaan football lu bëri nag ndaxte damay occupé waaye li ma jot a gis moom Sadio Mané moom mooy meilleur. parmi les meilleurs. Mamadou Dia moom élève la ca 4e moom wax na ko ni Sadio koy jël. xalaat naa ni que Sadio Mané moo koy jël. ci lan nga yëg ne moo ko war a jël. mun na jouer football bu baax. verdict bi nag dinañ ko xam ni ki ni suba ci Égypte bu boobaa dinañ xam ndax Sadio Mané moom mooy nekk successeur coéquipier bi di Mohamed Salah wala sax ndax Sadio Mané pare na rek ngir def lu raw wala El Hadji Diouf defoon moom mi jot a jël ñaari ballon d'or africain ci biir palmarèsam. mu mel ni Sadio Habibou Ka naka noonu tamit kile di ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram nee na mu ngi xaar li nga xamante ne moom moo di ballon d'or bi fii ci Sénégal. mi ngi noonu ndax jox na ko Sadio ba noppi te jàpp na ni loolee dara du ko daal di teggi ba tax na mu daal di gàntal invitation CAF toog ci Ndakaaru di xaar Sadio Mané mi ñu ne le 8 war na fee ñëw ñu amal accueil populaire file ci musée des civilisations Matar Ba ñu teelu ko ci. comme niñ ko waxee Fatimata Diop Makhtar Ba mooy jëriñ gi ñu dénk wàllu tàggat yaram moom demul foofee ca Hurghada ci Égypte day toog ci Ndakaaru xaar Sadio Mané mu dikk ak li nga xamante ni si mooy trophée des na ci dikkaat yeneen i xibaar ñu wéyal. mu mel ni it am na luy ñuul ci soow li ndax ki nga xamante ne moom moo di rek Salah ak Mahrez ñoom ñaar ñëpp nag duñu teew ci li nga xamante ne moom moo di cérémonie bi. mooy xibaar yi ñu daal di jot démb ba tey Mahrez moom wax na ni moom du mën a teew ci wàllu wu nu mel ndax dafa am jongante bu am solo boo xam ne kii ba Man City war na ko daal di jongante waaye bu dee rek Salah mi nga xam ne moo ko jëloon at bi la ñu génn waxagul dara lu daal di leer te bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni si itam Liverpool moom la notifié CAF mooy Sadio Mané képp la ñu gis ni moom dana fa daal di teew dañ ko def séparément am déet les si mën a daal di tënku rek ci am jàngat mooy ñoom ñaar boo mooy duñ fa daal di teew kon muy bu njëkk koo xam ni di jël ballon d'or moom kese mu ñëw daal di teew xam nañu ne mooy favori bi waaye teewul mënoon nañoo rek teew jëmbal wàllu lu ni mel waaye bu ñu sukkandikoo ci rek li nga xam ne mooy presse bu nekk ci Égypte waaye itam presse bu nekk ci Algérie kon ñaar ñooñee ni nga ko waxee noonu lay xewee naka suba ci rek 19 bu ngoon gi jotee foofee ca Hurghada duñu fa daal di teew jàppale ni Sadio Mané moom wax nañu ne ñi ngi koy xaar naka tey jilee ci 19h ci jet privé lay daal di ñëwee ànd ak délégation boo xam ni fukk ak benn nit ñoo ci nekk ñaari garde du corps benn médecin ak benn préparateur physique. mel ni doy na waar. mi ngi noonu. naka noonu it ñu daal di jéem a xool rek fan mooy Hurghada. Hurghada nag ville boo xamante ni si wàllu touriste moo fa gën a rek daal di fees foofee ca Égypte muy dëkk boo xam ne dafa rek gën a yaatu lees ci mën a nemmeeku mooy 87 000 habitants la ñu ne da daal di am kon Hurghada mi nga xamante ni si am na investisseur yu bari yoo xam ne ci jamono ji ña ngi fay rek yóbbu seen investissement ngir rek mbir yi gën a suqaliku foofu muy cité balnéaire di site boo xam ne touristes yi bëgg nañ ko torop mu nekk ci booru mer Rouge bi nekk tam ci sud du canal Suez nekk 500 kilomètres moom ak digganteem ak Caire nga war koo daw juróom benni waxtu bu dee rek yoon bi nga daal di jël mu nekk axe boo xam ne tam position bu baax la daal di nekkee jëm ci wàllu lu ni mel mu bari tam ay hôtel ndax xam nga site bu am touriste rek day am tamit li nga xam ni mooy hôtellerie lu ay hôtel yoo xamante ne si dina rek tax ña fay daal di ñëw am fu ñuy dal ñuy fàttali ne rek cérémonie de remise bi nag ëllëg nag Samuel Eto'o moo koy rek présider mu jël ñeenti yoon ballon d'or mook ak Yaya Touré kenn égalé gu leen ba fi ñu toll nii naka sànq sax légende yi moo xam yu CAF ak yu rek FIFA ñi ngi fay amal benn match jongante. naka noonu nag ñu daal di wax li nga xamante ne moom moo ñeel rek ci coupe de la ligue mu mel ni AS Pikine moo gën a xarañ waa Jaraaf. mi ngi noonu AS Pikine moo gën a xarañ Jaraaf moo ko daanaat premier tour coupe de la ligue nag démb tiro bi la mujjee championnat yàggul dara daje nañ mu daal di koy làpp ci noonee ñu daal ciy teewlu ki leen di tàggat Massamba Cissé xelam dal ci mu dikkaat ci boobee jongante. su ma sañoon genre match yi dañ koy am lu bëri maintenant coupe la woon xale yi def nañ li ñu war a def. metti woon na tuuti ci ñun ndax boo xoolee Jaraaf tamit ñëw na tey dëjul jeu bi am na ay occasion malheureusement wala ko ñun aussi am nañ ay occasion mais bon
xale yi man gëm naa ne tey ils étaient costauds parce que pour tamit loolu la boo xoolee aussi xaw nañ tourné tuuti suñu équipe mais c'est normal dañuy wax xale yi ne leen ñun ñëpp ñoo yam benn équipe lañ war nañu la wóolu ku nekk en tant que professionnel ñu indi la mais nga def li nga war a def te tey jii meluñu ci ñoom ku ci nekk dina remplacer sa morom def na li nga war a def te loolu am solo la ci match bi donc di encourager mon grand. waxtaane ba tey coupe de la ligue boobu premier tour bi lu toll nag ñaar fukk ak benn ci ay but dugg na ci ñu mën ci nemmeeku ndamuk tam ñaari tali ci kaw Linguère ñaar ci benn ñii di waa Kër Madior ñoo daan USO ñett ci dara ñii di Demba Diop daan Renaissance bu Dakar gannaaw prolongation yi ñaar ci dara Douane daan Africa Promo Foot ñeenti ci ñaar Dakar Sacré-Cœur tam daal di am ndam ci kaw Duc benn ci dara la ko daan Casa Sport daan Stade de Mbour benn ci dara Sonacos am ndam ci kaw Port benn ci dara ñii di waa Mbour Petite Côte ñoom dañoo narmeelu ci kanamu Thiès FC kon benn ci dara la daal di mujjee. mu mel ni dañuy changer discipline daal di wax wàllum karaté championnat zone ouest Sénégal du ci dem. Sénégal daf cay dem. ci jamono ji ñu ngi waaj. guddi tey lañ ci war a dem Bamako lay amee le 9 ba le 13. ci weer bi ñu nekk lay daal di am ci noonee lu fu tollu fukk ak juróomi nation dinañu ci daal di teew ñuy waajal nag championnat d'Afrique yi war a am ci Tanger février lay am ci atum 2020 bi ba tey ñu ngi ci wàccaay gi ñu ànd ci ak ki leen jiite di président fédération bi Mohamed El Makhtar Diop. xale yi moom tàngat nañ leen bu baax entraîneurs yi commencé woon nañ préparation bi depuis bu yàgg parce que compétition boo xam ne niveau bi dina gën a relever parce que avant zone 2 kese la woon léegi dañu regroupé zone 2 ak zone 3 nombre de pays ak nombre d'engagés yi day gën a bëri donc niveau bi day gën a relever ñun baax na si ñun parce que day tax suñu athlètes yu ndaw yi catégorie cadet ak junior nit ki lu mu gën a teel a commencé di am expérience compétition internationale rek day gën a tax non seulement mu concentré wu ci li muy def et progression bi day gën a baax ci moom bu yegg junior ak buy nekk senior dina ko fekk mu emmagasiner expérience bu bëri et puis ñun loolu lañ manqué actuellement am nañ suñu athlètes senior yu bëri c'est vrai def nañ zone 2 bi ñu nekk cadet wala junior mais ñi ko def boo xoolee ci senior yu bëriwul donc ñenn ñi dañuy tëb rek dem directement senior def compétition internationale mais boo jaaree yoon bi nga xam da nga def cadet junior pare def espoir mais à partir de espoir rek war nga mun commencer au niveau africain di def ay résultats. xibaar yi buur na ci tàggat yaram xanaa di xaar rek suñu ballon d'or naka ëllëg ci talaata ji. accueillir bu baax a baax jërëjëf soxna ñu daal di ubbi rek beneen xët muy li mujj ci xibaar yi di rek li yëglekaay yi daal di xëyee ndiki tey ji ànd ceeg El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah quartier day nettoyé nañ leen de setal la solo yéene kaay ne mobilisation bu rëy Sud Quotidien ne président Macky Sall day moo ko njëkkee waaw daal di ne fas yéene jël nag benn fan daal ci weer wi day ñu koy setal Tribune yéene kaay ne ngir setal kon maanaam mbir gox-goxaan yi waaye nag jàppale ne suivi ba ca boppam kon mooy mbir ma nag Thierno bokkoon ci Tribune yéene kaay ne dama ne dafa am kon ay bis ca ginnaaw ne ma jékki-jékki rek ne gox yi nga xam ne nag maanaam jaaroon nañ fa daal di setal yëpp daal xaaral ma jaaraat fa waaye la nga xam ne moom laa fa nimiku day mooy ko tey ñu bale woon yëpp dañoo saltawaat nag laa la wax lii la kenn xamul lan la daa mel ni daal nit ñi dañoon sonn noonu rek daal yàq seen temps sonal seen bopp dama ne la weñ ngaa nga demee ca mbanjaxaan nga laa la wax le mal est profond Thierno bokkum ca boppam day waaw neel woote wu ñuy tërëri amal ay setal woo ko ca kaw waaye gouvernement bi day war naa def juróom-ñett yii ma bëgg leen a limal bu njëkk ba mooy organiser ay publicité nag laa la wax conscientiser nit ña wax ak ñoom ñaareel ba mooy def ay poubelle ca koñ ya ay waay ay poubelle bu amulee nit ña dañuy tëlimalaat mbedd ma rek maa la ko wax ñetteel ba mooy defar ay gaanukaay ku bëgg a tuur ndox jaa dafa saw defar ay cabinet ay douche ñeenteel ba mooy wàllum setal gi lée bañ a dak juróomeel ba mooy di nga ci mbalkeeg joo yi nga xam ni kon maanaam ñoo nekk ci mbedd mi lée curage maa la ko wax juróom-benneel ba mooy teg nag ay dal pavage ba juróom-ñaareel ba mooy saxal ay garab def ay fleur defam très bien juróom-ñetteel ba mooy yëkkati ay daan nag ay sanction laa la wax waaw parce que lii lépp daal boo ko defee na ko saltale ci mbedd mi lée war ngaa yëkkati ay daan kon lal ca ndodam direct news ne dama ne gis nga suñu ville yi tey ma wax leen kat moo koy caxat-caxatee encombré salteel ko du kenn ku dul maire yi ñoom monsieur le maire ak mesdames les maires yi lay sa ko yéene kaa ne waaye bi su setal bi day daal lajj de échec dëgg la sax maara day taali waaw parce que askan wi ci boppam kon génnuñu wuñu wootewu njiitu réew mi di président Macky Sall moo taxit Macky Sall ngay menacé Macky Sall nee na ci Ndakaaru njaajal joo gi lée ak ci région yi waaw sénégalais yi ci boppam kon génnuñu ñëw wuyu si ci wàllum setal bi génnuñu déedéet ay politiciens rek ak yenn ci seeni militants ñoo yoroon ay bale laa la wax le côté yéene kaa ne dama ne la Fatick gi nga xam ne foofee
président Macky Sall fekk baax waaw askan wa génn ñu ñëw ñu ku weddi laa jël gouverneur ba gouverneur Fatick yi boppam kon di Seynabou Gueye ci source waaw nee na vraiment de la ñu gën a loon mooy askanu Fatick yi la génn ñëw bokk ci woote bi maa xalla balaa ngaa sadaane sangu day fekk ngay raggu setal ji ko yéegan setal mbedd Ousmane Sonko ci leese ko yéene kaay ne dama ne Macky Sall nekk candidat nekkul candidat 2024 dana ñu abal nguur gi Macky Sall dana fi jógee 2024 la wax te xam nga sax lan mooy neex waaw Macky Sall ci boppam kon def ay nju njaaj ba bokk ci élection présidentielle ya te du moo naan o fañ wallaay bu boobaa danañu ko wacca ndax danañu ko door ba damm ko Ousmane Sonko yemu ca njiital Pastef la day waaw nee na nguuru Macky Sall gi ci boppam day amul yàq der bu mu yàqul deru Ousmane Sonko yi politicien bi ñu gën a diaboliser ci biir dëkk bi laa la wax Ousmane Sonko ne dem nañ ba ci kilifa diine yi ne man ab terroriste laa naan Ousmane Sonko bu faloo gàmmoog magal dootu fi amati xale yi jigéen yi solo coli ñuy saayire yi la Ousmane Sonko dana jublu seen kaw te soirée yi tamit danañu ko fi jëlee Ousmane Sonko ne man dal naa leneen lu dul di lijjanti ay jupe ak ay mini yu xale yi di sol ak lijjanti ay soirée dansante dégg nga loolu li ma leen wax nag du dañ Macky Sall nekk candidat ñàkk nekk candidat laa la wax 2024 Macky Sall dinañu may ca jamono joo xam ne nag suñu politiciens yi day ñu ngi teg ay deal rek ñoom daal ay deal rek l'observateur nee na Idrissa Seck ak Macky Sall day deal bu bees maa ngi nii la Cheikh Yérim Seck day waaw nee na Macky Sall ak Idrissa Seck waxtaan nañu ba noppi nag jubóo nañ sax ci kàddu yaa jum wala maa jum Cheikh Yérim Seck ne maa la wax ni parce que Idrissa Seck waaw Macky Sall daal jàpp na ne boo amee ab opposant boo xam ne day war na koo mën a remplacer Idrissa Seck la waaw Cheikh Yérim Seck yemu ca parce que journaliste bi nee na Macky Sall nag bu demoon bay joxe nguuram gi rek ci waa këram waaw Abdoulaye Daouda Diallo la koy jox wala Amadou Makhtar Cissé wala Mansour Faye wala Cheikh Oumar Anne way Samba évidence yéene kaay ne dama ne moo tax gis nga dialogue national bi naxaate national la laa la wax ay door dong la les ko yéene kaay ne Farba Senghor day dana juboo waat ak waa kër Abdoulaye Wade waa wala déet Farba Senghor ne man Farba Senghor lii dama ciy dem ba sas te fu mu yem neex barka Rasuul laay man daal tànk dellu waatuma PDS Karim Wade du tekki ñaari dërëm ci wàllum politique ci mim réew laa la wax man Farba Senghor maa ko wax réew mi quotidien li mu wax mooy maître Soxna Kane day wax na loo xam ne révélation yu doy waar maître ma Soxna Kane nee na xanaa xamoo leen ne Sénégal dañoo am caisse noire way Samba te xaalis boobee ngir dundal ministère du pétrole la way Samba Vox Populi ne Bougane Gueye Dany ak waa D-Média day dañuy porter plainte TDS télévision du Sénégal ak Canal Plus parce que Sénégal day amul woon sañ-sañ di pouvoir di tëj seen TV laa la wax la ñu yàq yëpp nag danañu ko defar waaw waa D-Média yemuñ ca ndaxte nee na